asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu mbokki réew mi ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm mbokk yi ci réew mi ak ñi ci bitim réew ñu jox leen ceex bu baax a baax mbokk yi am di jàmm yi tey ma teg loxo alors le mouvement RAP xam ngeen ni dañu bokk ci ñun ndaxte c'est des jeunes en général ñu bokk suñu gox-goxaat yële nekk ci réew mi di jukki ay message yu am solo yi nga xam ni amaana suñ ci sukkandikoo dana jox dara le monde rap en Mauritanie lan la dinañ ci xam dara ak le groupe BLB nga xam ni ñoom laa jàkkaar lool en l'occurrence MC Kato ak MC TK maa ngi leen koy rappeler léegi di leen wax ne bare nañu ay cas maa ngi sant yàlla buñ may wax ni ils ont beaucoup travaillé sur les cas cas yi nag bare nañ ci àddina dinañ xam yan la ak le groupe BLB di leen ziara dalal leen jàmm alors El Kato MC salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. nuyu maa ngi nuyu bu baax ci jaajëfee ni la invitation bi ñu invité baat mën na wax ni bi mooy suñu première sortie ci télé. mais ci di la delloo njukkal bu baax parce que li xam nañu yombul quoi. mais Kato foo bokk. man maa ngi bokk Brun alwaal Pire. alors mouvement rap ça te plaît. non si man artiste la rappeur la. c'est normal que mouvement rap mu ma plaire quoi. oui. ndorteel li. ndorteel li noo dooree def rap ak jéego yi. ok rap ça veut dire que ñun bu ñuy commencé donc ne xam nga rek début boo gis dafa metti da ngay commencé si say moyenu bopp. si say affaire yu ba yaa mën a defal sa bopp quoi. mais si ngay commencé foofu si day metti mais depuis loolu ba léegi noo ngi alhamdulilah yàlla mu ngi suturaal noo ngi def ay affaire noo ngi continuer si suñuy moyen si suñuy xeexte si suñuy staff duñu jàppale ak suñu team suñu groupe yi nekk suñu gannaaw mbokk yi fii un peu partout ak quelques fans yi nga am yi xam nga noo ngi jàppale boobu ba léegi ba alhamdulilah macha allah. Kato ngeen dégg noonu MC ah dinañ dellu soit ci moom pour xam prox ndol yi. incha allah lan la ñuy liggéey ak fu mu toll. leen ziyaara bu baax a baax alors Madické Diagne salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. ba lay nuyu di la jaajëfal di nuyu téléspectateurs yi. di nuyu surtout fi ñu jógee muy suñu waa village. muy Brun di nuyu aussi waalo yëpp en particulier et di la jaajëfal si invitation bi quoi. ñu ngi leen di ziyaara mbokk yi dégg ngeen leen ñoom ñaar ñëpp. c'est des grands rappeurs en fait grand ci man quoi. mais lu tax ngeen di nekk grand tout de suite lañ koy xam. ah parce que loolu moo am solo. bu fekkee da ngeen nekk ci village bi. wala ci Nouakchott di yëngu. yaa ngi koy wax léegi jafe na jafewul en tout cas yéen a ngi évoluer. ngeen def rap aussi. ngeen teg ko seen kanam. ku teg dara ci kanamam daf koy wóor ni loolu mu teg ci kanamam mun na ko jàlle. fooy egg ak la ngay jëf. dinañ ci ñëw ndax am na solo. en tout cas nit ki ak ci lu mu mënti yëngu. la première option mooy mu dellu si jëriñ ay doomu aadama wala fiefam dinañ ci xam dara mu am rendement. am na solo lool. mbokk yi am di jàmm yi dégg ngeen MC Kato moom laa am sama droite. ak MC TK. léegi bu ma leen di wax ni bari ngeen ay cas. lan la leen dugal ci yow laay commencé. léegi bu ñu waxee ay cas xam nga lu laaj nga ni man Kato laa tudd Kato Daala. kii di DK. xam nga nga ni indi nañu ay cas. cas yi xam nga benn concept la woon bu ñu génne woon. comme bu ñu ko génne woon chaque mois wala ba parfois day dem sax ba un mois et quelque sax. ñu génne benn cas quoi. ñu génne benn titre bu xam ne cas la. mais nooñu commencé woon si 0 cas. 0 cas 0 cas la woon. la commencé 0 cas man bu ma ko déggee daf may fàttali ay cas wu coronavirus yi ñuy joxe. ak yenn ci situation yi. loolu la wala beneen inspiration la. non cas ça veut dire que ñun duñ ko jëlee concept comme. par exemple xam nga ñu commencé si 0 cas. comme léegi dara xewul. commencé si 1 cas ça veut dire am na beneen affaire bu xew. oui ba léegi ñu ngi si 2 cas. yàggul bu mu génnee récemment dimanche passé. xam nga mais cas 1 bi lan la au juste. cas 1 bi ça veut dire que comme xam nga rappeur. dafa am lu muy bindee. waaw ñun noonu boobu kii boobu noonu ko bindee ci côté ego trip.
ego trip waaw xam nga muy di wax lan ci wolof. ci wa mooy comme par exemple ego quoi mooy ça veut dire yow di wax nii par exemple man nii laa mën naa def lii fi laa toll lii laay def ak xam nga sa bopp quoi di wan ni ba ça veut dire que yow am na benn fa nga toll fi nga yaa ngi toll def ay jéego waaw yaa ngi def ay jéego waaw loolu mooy sa côté ego trip noonu lay évoluer te moom peut-être dina dépasser foofu 2 ba 3 ba yeneen du si topp mais instant bi si moment bu nekk ak lu mu tollaal lu nga koy bindee waay am na solo mais dans le même sujet lan nga may wax man cas yi ñoo ma sonal quoi ah lan nga may wax ci dans le même sujet. bon cas yi ci cas yi. comme moom li mu la wax rek. xëy na genre moom benn concept la woon rek boo xam ne par exemple ñun ñoo toogoon ñu xalaat si. comme li nga wax rek aussi le cas des coronavirus aussi. Oui. peut-être interpellé woon nañu si affaire bi. Effectivement. mais après ñun on l'a écrit autrement quoi. parce que ñun duñu utiliser genre cas concept cas duñu ko utiliser genre juste. genre si côté genre éco-trip affaire yooyu noonu quoi. C'était juste ça si domaine boobu nañu ko bindee quoi. mais c'était pas si pour cas coronavirus parce que au moment où ñu lancé que ni bon am na benn concept bu tudd cas après ñu génnee 0 cas. comme li nga wax même question yi doon na ñëw si ñun. ñuy laaj yéen affaire bi 0 cas là c'est vrai ou pas non. nekkul c'est pas ce que vous pensez quoi c'est pas des cas de coronavirus benn concept la bu ñuy job quoi après nag bon ça marché gars yi après kenn nañu 0 cas gars yi apprécié nañu 2 cas apprécié nañu ba 1 cas ba apprécié nañu ba 2 cas moo génne sa dimanche passé. mais xam nga les différentes formes de violence. Ouais. Nous sommes si pas moi mais vous êtes des jeunes. ñun ñu nekk acteurs yoo xam ni am nañu yaakaar ni mën nañu jëlee jeune bi fii. yóbbu ko fële. mais dañu tiit tey ñun. lan moo ñu tiital mooy cas yi. les cas de violence. yi nga xam ni muy yow muy beneen rappeur muy le ministre muy le son excellence le président de la République. muy ñeneen ñi nga xam ni c'est des citoyens lambda xam nañ ni y a des cas. y a des cas de violence. boo tourné ñu lay wax jam nañu paaka fii tel rey nañu nit tel wala agressé nañu nit tel et tout ça tourne autour d'une jeunesse ah tey ngeen nekk de jeunes rappeurs ban message ngeen di lancer à l'encontre de ces violences là yi nga xam ni vraiment warul nekk ci réew mi warul nekk ci diggante nit ak nit mais ñu continuer di ko gis ci réew mi lan ngeen ci wax loolu non xam nga violence c'est des cas en tout cas pour moi peut-être que man seen cas yéen ci cas yi man la ma inspiré. ok loolu boo gaa mën naa wax ni gaa loolu mën na nekk beneen cas sax peut-être mën naa mën liggéey waaye mën nañu si dugg mais lenn lu ñuy wax ci affaire boobu mooy que ni xam nga violence gaa dafa warul ci bépp réew amul fenn fu ñu wax ni kii violence dafa war wala ñun baat même su amee sax gënoonul mais en tant que jeune la laay wax nii ça veut dire que jeune su nekkee par exemple si dëkk lu ko gën a war surtout jàng soo jàngul wuti liggéey soo jàngul amoo liggéey moom daa dugg si xam ne waroo si dugg quoi te violence moom bépp nit daf ko war a xeex quoi nekkul lu xamee ni gars moom la nit war a def parce que war mënoo jàkkaarloo nit parce que yow da nga soxla dara rek wala da nga ko war a mën agressé wala jàmm wala ko nekkul rafet parce que ñun nit ak bàyyi ma la moo leen wote mooy xel képp ko am xel war nga xalaat ni lii nekkul rafet dëgg la xam nga ça veut dire que nag moom ñun war nañu toog ak xoolaat suñu bopp bu baax que nekk du ma wax jeunesse bi kese quoi parce que xam nga jeunesse boo gis am na lu ko jiite xam nga surtout côté boobu ça veut dire que ñun war nañu xool fu mu gën a rafetee rek fu mu gën a naayisee ñu gën a xool si loolu jàng bi gën a baax liggéey bi gën a bari su bu ko defee violence bi man yaakaar naa ni dina wàññi espoir bi gën a yokk espoir bi gën a yokk sur le même sujet mbokk bare na lu muy jukki fekk gis-gis yi du benn su mu lay dugal dans le même cas de violence nga xam ni c'est autour des jeunes aujourd'hui lan nga may wax bah man personnellement man je le condamne c'est pas nekkul loo xam ne dama koy rafetlu te je pense que kenn du ko rafetlu quoi parce que en étant humain am na yu bëri yoo xam ni mën na am entre des nit mais pas violence violence dafay yàq baaxul ci population ci société genre une chose est sûre mooy que ni loo gis rek am na lu ko sabab tamit pour dire vrai quoi mais avant tout comme li sama copain wax rek que ni adduna bi moom ñaare fi nekk moom da ngay jàng baa nga dem liggéey et puis je pense que état bi peut-être teg nañu ay comment dirais-je ay mesures de prévention pour
affaire yi noonu. Et puis en même temps école bi mu ngi fii. Donc en tant que jeune. ñu dem ñu jàngi. Après loolu y a les centres de formation bu fekkee mënoo arriver à ce point là nga dem nga formé wu. Au moins daa mën defar sa bopp dara là tu seras au moins indépendant que nga bañ a dugg si yenn affaires yi quoi. Effectivement. Bon ñi si nekk tamit. di ko def ñu def violence bi. En tant que personne en tant que rappeur. Bon yàlla na yàlla soppi. maa ngi ñaan yàlla mu soppi leen quoi. te tamit ñoom tamit maa ngi di conseiller xam nga ñu essayer bàyyi loon quoi. parce que c'est pas des choses yoo xam ne lu rafet la quoi si par exemple yeneen pays yu dëkk ñu déggal yenn yi voilà ñu déggal yenn affaires yi quoi. c'est pas des choses yu rafet quoi. donc loolu image bu rafet pour la Mauritanie. ok mbokk yi am di jàmm yi des rappeurs qui parlent ay rappeurs yi nga xam ni itam ils ont aussi un droit de participation à la société surtout à l'éducation. mu am solo lool di lancer un appel à l'endroit des parents xam nga kii am jogteef moom saa yu yeewoo dañuy wax ne day yeesalaat jogteefam mu ñaaw ak mu baax yàlla moo yore jaam ñi mais itam may nañu xel yi nga xam ni dañuy ràññee di foog di taxaw donc je lance un appel autour de la famille parents yi ak ñu yor njaboot ñu xam ne rek moytu itam bu nguur gi wax nga ko léegi nguur gi bu tegee ay jalon di xeex ñaawteef daf ci bokk itam citoyens yi di prévoir ñaawteef ndax boo xoolee xale yu ndaw yi tout tànk yi jigéen ñi solin yu baaxul yi yenn heures yi ngay dox il faut ñuy dem dans la prévention des choses ngir dimbali nguur gi ñu xeex yenn mbir yi nga xam ni itam kenn taamoo ko ci réew mi donc maa ngi nuyu seen manager di ko béggee jox ko cër bu baax a baax il se nomme Cheikh Fall également accompagné de monsieur Ibrahima Gueye di leen ziara léegi nag on rentre pleinement dans des choses parce que nit bu jógtee dara daf ciy def dara ay jéego lan ngeen jot a génneel public bi ñun public bi jot nañu avant may wax sax projet bi jot nañu génne baat quelques singles ñu jëkkoon génne après loolu ñu génne benn EP de 10 titres moom moo am gaa kii nga koy waxte si 4 juillet 2020 fan ci fii si Nouakchott ñu ko génnee mais après dem nañu côté village yi jéem fa defoon ay concert mais juste Covid bu mu ñëwee si la dagg yu bëri moo tax jot nu def promo bu war mais léegi vu que ni yu bëri arrêté na wala wàññeeku na sax laay wax que ni instant bi noo ngi si dawal promo bi di jéem a def ay programme di jéem a def ay concert ak yu noonu waaw di titre nag si moom si la xaalis nekk ak maama l'argent le nerf de la guerre l'argent moom mooy loolu xaalis ak man xaalis maama ak ADN ak ADN GGX bare na daal am na ak NTT DDF ak non mais Teka li mu lim ni métti woon na dans la réalisation day bind comment ngeen di bindee oui bind bi dina part métti na méttiwul quoi mooy dara par exemple xam nga soo koy bind lu xamee dafa naturel si yow moom day yomb mais soo jéemee di chercher lu xamee par exemple peut-être nekkul si yow day jafe foo nga jëli ko waaye yow nag bu doon bind nag bu ko bind naturellement wax si lu nu xalaat pour mu ngi tudd woon sax GGX moom la projet bi moom moo tudd woon GGX GGX qui signifie quoi gis-gisu xel waaw rappeurs yi ñoo garaaw de waaw moom moo tax am na benn titre gaa bu tudd si biir projet bi GGX Ouais. Ok. Mais pour l'instant, surtout avec Teka, le morceau Khalis, lan moo leen inspiré ba ngeen xalaat génne luy wax ci Khalis lan la. Bon, le morceau Khalis, c'est un morceau boo xam ni bon bi ñu toogee di def projet bi on avait beaucoup de titres, mais après ñu def ay choix. Juste rek pour jox valeur projet bi quoi genre mu am ay pàcc yu bari quoi essayer laal fu nekk am na ay son yu chaud am na ay son yu leen mais bon comme ni nga ma ko laajee le morceau Khalis bon on l'a choisi parce que Khalis on sait xam nañu bu baax Khalis na lay def comme ni nga ma ko expliqué c'est le tu as vu le nerf de la guerre voilà c'est ça et puis xam nga Khalis genre entre
ami ak ami xaalis mën na tax yenn affaire yi ah oui ñaaw ah oui xaalis mën na dox mën na tax jigéen ñi on a def lii vu ak lii. un compte rendu financier bor diggante ñaari nit qui Ouais. finit par la mort. Ouais, c'est ça. Oui, dans On ça- a vu aussi ku ñu dénk alalu réew mi mu luubal ko. Ouais. on a yenn yu cas yu bare. c'est ça donc c'est ça quoi mais xam nga c'est ça mais bu ñu koy bind xam nga genre limité wuñu écriture bi juste rek si benn kii quoi. benn cas. Ouais, c'est ça mais on xam nga duñ koy bind genre selon ay kii yu bëri quoi. am na genre ak xaalis bu dox entre nit ak nit. entre man ak sama xarit. entre jigéen ak jigéen. entre jigéen ak Ah góor. ouais. doom ak yaay. Bare doom ak na. yaay am kii yu ouais. bëri quoi. jëkkër ak c'est ça. jabar. oui noonu mais la boo demee. ci taamu yow. ñun yëpp ñu ci bind. ça veut dire que amul ni xool na ko ci bii xool na ko ci bee. duñ ko bind exactement que ñun. ku nekk lu mu xalaatee xaalis lu mu mën a def ak lu mu mën a ak def. kiy déglu tamit. ak kuy déglu xalaatee. ok waaw moo tax xam nga. man mënu ma wax ni ban bi laay choisir wala bi laay. Ouais, parce que comme que ok. def naa ci yëpp. ok dafa yaatu daal. Dafa yaatu. dafa yaatu Ouais. parce que C'est xaalis mi ngi fu ne. mi ngi fu nekk. ñëpp ko bëgg. Ouais. koo gis mu xëy rek tey xaalis lay wër. xaalis lay wut. Ouais, surtout. mais yàlla na ñu yàlla xiir buñ ko amee ñu dugal ko fi nga xam ni. Amiin. foofu la war a jëm. Ouais, loolu aussi bokk na ci li ñu taamu. ñu dem déglu xaalis. Inch'Allah. wan ko réew mi ñu dellu si. acca ñu dem. Urban Art Improve Production. Urban Art Improve Production. money nunu teg nit képp ko amul def la na sa poche yi fees dell ñëpp noo lay soxla gaawal ci batterie gel yëpp ni la yow la ba nga toog ban ko joxe ñëpp daw nigga off la xaalis moo leen tiital boo ko yore booy yi jox la seen yi bopp ba fàtte dañu dooni soxna xaalis la ñu wax bi waxu din ñu off la xoolu ñu dudul cash yoru la ñu daw off la say mbokk noo lay bàyyi fekkee yoro money nanu dégg am nga tuuti ñoom noo lay toppi xaalis mooy wax soo ko yorul na nga noppi waxal te amoo xaalis li nga gis cooki say mbokk ñoo la jëkk wàññi boo fi yorul money demal defi leneen ba nga tekki joni booy yi yàlleen mag mi xaalis la ñu jox cër bi considéré wuñ la boo ko yorul doo jot cër bi def sacrifice tour deret ngir alal kii na nit ak keneen num la jaral waxuloo dëgg wante ñëpp yow nu faral dëgg du dee mel ni fen ngeen di teewal ñu dañu tiit te iblis moo leen mën a dalal alal la ñu jiital tegot mel la dala abal taatu niin 100 000 like boo dee borom alal la wax ñu def nga fen ñu dëggal bu ñuy sentu alal yor kon bu fees bala nga génne am dese samba alaar ci dëkk bi rek nga nekkee dugub boîte yàq xaalis loué bi ci bëggee xel mee dem mais nopp iblis lay déggee moo ni soppi na réel nigga mujj ko def fake moo lay takkaloo jabar mujj tas sa sëy defal tooj sax moo lay wutal lay loo ci gën a am booy du mës a doy ci wet la ñu wax milliardaire la ñu bëgg a doon nuñ ko amee baax na même bu jare génn xeet xaalis mooy tax yu changé dugg ci yu bees mais gars yi dañu joxe money boo degal bu bees te solu clair chaque night nga dugg resto sa maa ngi feebar amul sax njogu elastro tale sa lab ji yenu xaalis mani ndamu iblis keneen nga diine léegi waxatoo sa waxu église dama lak sa xel adduna bum la këf alal du dara ni ga fii la yam réccu de fekk nga weesu jëf kon jëfal lu baax ëllëg ngam si ndam money moo la dese taana jox la nekki nga gëm bi aduna la lépp jeex mais nit yi money lañ gëm bari xaalis bari mbokk ñu tagal la say maam fo teew ñu jóg nuyu la maral la say tànk ndax xaalis moo leen moom mooy tax ñu jox la li nga moom ku ñëw di ram wax di la dey mel ni xalifa nga moom rek a tax ñu wax lu baax neppal loolu bon dundef yenn yi sa kanam gis nañ kalifa nga xaalis tax na nga mere meer bi mujj bàyyi paa bi jaral na la wane sa jër pour dundu temps bi moo ne du tous mais soo ko yore yi li paa bi ma teg la si kaw dootul laaj xalaatu paa bi Purchase your tracks today. kon nag mbokk yi voilà vous avez vu xaalis moom cey xaalis Madické xaalis li ngeen wax ci biir noo koy taxawale. bon j'ai pas compris comprendre ma question bu baax. ci biir morceau bi contenu bi ñoo ngi ko seetaan léegi. Ouais. gis nañ valeur bi mu am. surtout que thème bi thématique bi baax na. et puis lu ma ci gën a neex mooy dafa yaatu comme ni ko waxee. mbokk yi tamit yi leen di yi ko seetaan. itam am nañ seen appréciation. mën nañ ko véhiculer neneen. vous avez compris mais yow mi bokk ci réalisation bi. ci production bi. nga nekk un acteur de ça. nommé TK ci biir. DK ci biir. lan la au juste loo sentir en le faisant. bon personnellement man son bi si bind bi prise bi loolu yëpp ça a été un plaisir. parce que dafa nekk benn thème boo xam ni man ça me touche. du tax. oui parce que comme ni ma ko jotee expliqué léegi. que ni bari na ay relations yoo xam ni actuellement
se sont gâtés parce que xaalis moo dox foofu noonu. xam nga. jox ma ci benn. par exemple tey si tey man ak sama copain ñu nekk si benn vibes bu ndaw. nekk si ba affaire bi am benn ampleur bi. après léegi somme dugg. une fois que somme dugg na sama copain peut-être moom mu ngi wax naan non peut-être man maa doon def plus donc man maa war a am le plus. xam nga genre cas noonu su teewee rek lan moo waral jikko bi changé c'est parce que xaalis moo teew. donc xaalis lu baax la lu loo xam ne la ku nekk bëgg nga ko am quoi. mais genre essayons toujours que suñ ko amee mu bañ a yàq dara ci suñu nekkin quoi. entre man ak sama copain. man ak sama yaay man ak sama ak ku mu ci nekk quoi. c'est ça jusque tellement que xaalis dafa nekk lu garaaw. parce que une fois que yow am nga xaalis la ñu bëri di xam yow kan nga doon yow. yaay kan. boo ko amatul c'est ça mais tamit encore ñu bëri encore. tey si tey seen ñàkk xaalis ni ñuy xam ni jiw mooy kan. mun na nekk. caabi ah oui mun na nekk c'est ça donc c'est ça moo tax man la thème bi man. ça a été tellement plaisir. bindi bi prise bi et tout ça. parce que ku ne mën na ci gis bopp. oui c'est ça. thème la règle beaucoup de cas. oui c'est ça thème la boo xam ne man tellement que man. daf ma man je peux dire que moom mooy sama meilleur son ci suñu EP bi quoi. am na solo c'est ça. Deka ngeen dégg noonu juste parlant de beneen production bi nga xam ni tey jii neex na mbokk yi. pourquoi parce que yéen ngi wax ci yaay. la maman maama. dis na wala. non dafa dis trop tellement. ndeysaan lu tax. parce que xam nga rek yaay fu mu toll ci doom. yaay xam nga rek su dee wax moom lu bari. c'est des sentiments waaye gis nga. sentiment ngay jiital quoi. dafay am fu ngeen koy jëlee ak fu ngeen di egg ak moom. ok ko fan la. yow par exemple yow xam nga yaay soo demee ba bu ñu commencé woon bindi bu ñu demee ba ñu commencé bindi si moom. xam nga yow da koy bind ak xol quoi. ngay xam ni kii fu ngay nekkul comme vocal comme genre benn son thème boo xam ne nii da ngay bind nga ni non lii mooy thème bi après damay bind li si couplet bi nii lay demee ak nii lay demee mais yow yaay da nga koy bind naturellement parce que tax amour bi ngeen seq. parce que moo la jur. parce que moom moo la yar ba nga nekk avant ba nga nekkee xale. parce que moo la indi si àdduna. parce que xam nga rek comme lu ñuy wax. yaay ñetti yoon après papa. xam nga parce que yaay daal man damay wax ni moom daal comme genre école la laay wax de. parce que lépp bi ngi si. xam nga surtout moo tax thème bi bu ñu koy bind. du ma wax ni maat métti na mais duñ ko bindee naturellement parce que xam nga rek. entre amour bu seq bi di am entre yaay ak doom. loolu moo tax xam nga titre bu ñu koy bind baat sonn lan ngeen wax ci biir. noo ngi foofu noo ngi fay wax yaay noo ngi tagg yaay noo ngi wax ni par exemple yaay moom mooy ko xamee ni su ñëpp demee moom mooy kiy des. moom mooy ko xamee ni du la mos a bàyyi nga weet. moom mooy ko xamee ni moom du xool sa bon. du xool par exemple li nga ñàkk wala li nga am. moom mooy ko xamee ni moom moo lay aar. bés bu ñëpp di dal sa kaw. moom mooy ko xamee ni. moom mooy ko xamee ni ku doy waar. doy waar. ëmb juróom-ñeenti weer benn bis xaw laa rey. dafa doy waar daal loolu Deka. oui dafa doy waar te man je peux dire que àdduna. soo fi dindee yaay dara destu fi. dara destu fi. ñoom ñoo ñu yor. je peux dire ça. jigéen mooy àdduna. ñoom suñu nekkul si adduna bi man je peux dire que adduna bi amul sens. parce que y a beaucoup de tâches yoo xam ni. ñoom kese ñoo ko mën def te ñoom kese ñoo nangu pour taxaw def ko. te si tey mën nga am entre sa yaay ak sa papa. peut-être après yow am nga benn jikko bi am nga benn melokaan bi. paa bi mën na xaw a kii mais mère bi moom tout le temps moom day nekk à sa côté. day fixe quoi. mooy gën ëpp yërmande. ça c'est loolu c'est clair. tout le temps moom affection boobu noonu dafa koy dal que ça soit yow nga baax. nga bon mais tout le temps aussi moom mu ngi lay jéem a essayer. mu ngi jéem a essayer pour genre yow nga avancer. nga essayer nekk ku baax. xam nga. donc muy noonu quoi. kon nag mbokk yi c'est une production sûre surtout quand on parle des mamans. alors big up à tous les mamans yi nga xam ne ñu ngi yeewu njël je le dis njël di dem ci tool yi. bu ndox manqué ñu xool nag xare la quoi. donc ñu ngi leen di jaajëfal nos mamans qui sont au Waalo nos mamans qui sont en Mauritanie bépp jigéen aju soxna ñu ngi lay ñaanal à travers le groupe BLB mbokk yam di jàmm yi c'est sûr que ça va vous plaire ñu dem xool le morceau maman ñu dellu si.
lu dee ci sama xol bi yaa ko dundal garab bi mujj meññe yaa ko jàmbat def naa la lu la metti denka muñ ma sëgg jéggalu te dum ko defaat ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago mama mosul tay yaa ma doon ay yaa ma doon aar si lépp luy lu bon tey de màgg na musique bi këf na ma mais war na góot mama jublu ma si lu bon naate ndey la job pour génne la si ma muy taw wala naaj tere la jar na ko te pour yow mooy lu gën ndaw si lu ma mën a def yow rek yaa ma bëgg si lii may def ak ni ma mel never duñu acc dañuy gën a job a dugal la ci banque jox la caabi or tesal la sa sécurité sant na sa port doxal la say service yëpp même bu ñuy dox ba moor lu dee ci sama xol bi yaa ko dundal garab bi mujj meññe yaa ko jàmbat def naa la lu la metti denka muñ ma sëgg jéggalu te dum ko defaat ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago pexe bu ne nga def pour mën a faj samay gom lu ne nga si daaj pour mën a aar sa doom def nga si man iman bul ma sa tayi si ñaan mar nga jox ma naan taloo sa bopp ndeysaan bu ñëpp jogoon dem yow rek yaay nango des moo tax sama xol yow rek a mën a fees way la mel ni bopp no mami no cry teg si jox la lépp yow yaa tax may tay mère bi dafa liggéey fale ka mu fen ci man sa doom lenn lay ñaan ma nga fekkee njëriñam njëkte laay am bés booy fekkee sama ndam ba rek sama doole li ma songu mën ko dee ci sama xol bi yaa ko dundal garab bi mujj meññe yaa ko jàmbat def naa la lu la metti denka muñ ma sëgg jéggalu te dum ko defaat ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago yaay sama life yaa tax may trayu ma maase tey nga ma lépp ndax yaa ma yar te gis ma phase gis naa li ngay daj metti na nga muñ ndax ñaaboot muy taw di naaj nga nekk fii dundal sam ñu aat ñu bu dul woon yow mu ñaaw ndax yaa nekkoon si ñu ginnaaw depuis gu ne lu ne nga def te am yaakaar ci ñun bi may ndaw nga ma jàppale ba léegi bàyyi woo lum dug lu ne nga jàpp si ba pare nee ma go life bi jeexagul maa ngi si di ut di def lu la neex dum si masa jóg oh mama God bless my mama lu dee ci sama xol bi yaa ko dundal garab bi mujj meññe yaa ko jàmbat def naa la lu la metti denka muñ ma sëgg jéggalu te dum ko defaat ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago ma ñaanal sa doom bul tàyyi si moom musique bi du yoon met sama sago voilà mbokk yi am di jàmm yi ñu ngi dellu si waat di am mbégte mbokk yi am di jàmm yi Madické Diagne DK ak le groupe Bill bi le manager ki nga xam ni mooy Cheikh Fall ak Ibrahima Gueye di leen bégg bu baax a baax seen kàddu yu mujj ba ci yow laay commencé ok sunu kàddu yu mujj mais avant man may daaneel tuuti mën naa lancer waale am na ay affaire yu ok que nii ñun am nañu au niveau du Waalo am nañu fa ay concert 6e jour journée culturelle ak 7e jour benn concert à Brenne ak le 23 encore aussi si beneen suñu beneen mais yan jafe-jafe ngeen di faral di am ci concert waaw concert yi da nga koy wax fii pour que du ngeen ci dal quoi incha allah concert yi foofu xam nga benn jafe-jafe la ñuy am mooy que par exemple xam nga ñun Brenne yàlla dafa def nii zone boobu amagul goudron amagul électricité métti na lool pour su tawee xam nga su tawee déjà xuma la sax ku concert wéy ngeen ci loolu non loolu côté boobu
peut-être am na itam yoo xam ne su projet yi di ñëw. suñu si lay nekk quoi. xam nga que ni côté yooyu su tawee. waxuma sax waxu concert wala dara. mais dëkk population bi gaa yi njëkk a sonn parce que du ñu mën am accès dem ci Rosso wala affaire yooyu noonu. ça fait que ñun bu doon suñu sago. nguur gi jàppandi si côté googu. côté goudron bi defar leen normal ba ñun. suñu bëggee daal def ay concert wala dara sax. même su tawee duñ ko mën a empêcher. xam nga day yomb si ñun. bu ko defee léegi yow oto dana mën a dem dana mën a dikk. côté boobu daal ñun laa xam ne su tawee doo mën a def yu bare activité yu bare doo ko mën a def. que ça fait que nguur gi mu jàpp si bu baax. xam nga ko jàppale encore suñuy baykat yi suñuy papa yi. seen i mbay waaw surtout. xam nga que ñoom sonn na loolu nu jàppale bu baax. di lancer gars yi xam nga di leen jox rendez-vous. 7e jour 6e jour ak 7e jour. ak le 23 juillet. incha allah Abren au Waalo alors. bon man sama dernier message mooy que damay rebondir rek si moom si li mu wax. parce que tey say ñun suñu ñëwee ba fii nii tey am opportunité toog si télé bi. lu mu dee war ñu mën wax pour suñu dëkk. wax pour toute la Mauritanie. de un ñun fi ñu dëkk comme ni mu la ko waxee genre. ñun foofu là instant nawet bi su tawee rek déjà ñun. c'est ça on est dans l'enclavement. tu as vu tellement que dañu enclavé wu ko doo mën dem fenn. doo mën lekk jën bu baax wala affaire yooyu noonu. et puis soo amee malade encore tellement que da ngay am problème pour egg Rosso. tu as vu on n'a pas de courant. on n'a pas de goudron. tu as vu yooyu yëpp ñu ngi soññu ñaan nguur gi tamit xam nga. ñu gës ñu si loolu noonu quoi. te en plus de ça. comme li wax rek ñu rappeler toujours encore les gars comment dirais-je les fans que ñoo ngi si projet yi. incha allah am na yéen yu ñëw te ñoo ngi waajal ay programme au niveau de Bren. incha allah di nuyu ñëpp di béggee ñëpp. xam nga di béggee waa Waalo yëpp. waa Waalo yëpp ñu ngi béggee ñëpp oui c'est ça. ok mbokk yi am di jàmm yi BLB ngeen jàkkaarloo leen ñu nekk ay rappeurs yu am solo des rappeurs acteurs de développement yi nga xam ni mën nañu jëlee mbooloo mi ci benn pàcc yóbbu leen ci beneen mu doon lu am solo ñaari réalisation yooyu ñu seetaan léegi benn bi di xaalis xam ngeen rek xaalis lu mu mën a jur ñu moytu ko waaye itam ñu sargal mama yi di leen ziara leur alléger leur souffrance parce que yaay bu am dara rek il faut askan moo koy gis moo koy sentir donc mbokk yooyu nii la ñuy def di teg loxo le mouvement rap mu doon lu am solo di leen ziara Ibrahima Idriss Wade seen télévision Al Mauritania jàkkaarloo woon ak Madické Diagne DK ak ki nga xam ni moom mooy le grand Kato Amadou Gaye alors à la prochaine. waaw inchallah merci bég nañ di leen ziara mbokk yi am di jàmm yi ba beneen yoon sur la chaîne leader la télévision Al Mauritania ñu dem dikk ci yeneen i xët ak ci yeneen i programme yàlla na ko buur bi yàlla mottali di jaayil Moustapha al Karim Seydina Mouhamed asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu